jafe-jafe courant bu ñu nemmeeku saa su ne su màggal Touba jotee maire bu Touba Abdou Lahad Ka amal na ab ndaje ni ki tey ci talaata bi ak ñi nga xam ni ñoom la seen xel màcc ci mbir mu ni mel naka noonu nag ki nga xam ni moom mooy Chérif Ousmane Mbacké muy représentant bu comité d'organisation bu màggal Touba bi mu ngi koy rafetlu bu baax a baax. nag ñu ne xëy na yaa fi njëkk a taxawal lu mel nii ak yaatal waaye lu mel ni yàgg nañ cee xalaat ak maire ak préfet su préfet bi ndax nañ xalaat ci yu mel ne barab la dama defe ne ñaari diggante la ñoo xam ne ñooy autorité kii mooy c'est le premier magistrat de la ville tant que maire naa ne kuy bunt boo dugg ci dëkk ci buntu ngay jaar muy bunt bi waaye ki nga xam ne moo fi nekkal chef administration yi sous-préfet yi fii dugg war na ko xam defe naa kon bu ñooñu lu fi mën a xew rek buñ ko xamee rek lu bari mën naa jàpp donte nag ne lépp boo ko dajalewaatee day delluwaat ci sëñ ndax maire ndigalu sëriñ bi sëñ bi fi teg su wax day mel ni ci kàddu sëriñ bi lay wax muy jëf day mel ni ci ndigalu sëriñ bi lay jëf kon loolu ba tey benn la waaye nag ñoom ñoo dox seen diggante acteurs yi ñoo dox seen diggante ak askan wi kon pour mu mën a yomb day war a tax lu mel jataay yu mel ni jàpp ma dégg ci nag lu am solo sëñ Kébé dafa wax ne dañu bëgg mois de juillet bépp liggéey bu war a impacté màggal bi mu war a egg xam ne kon dañuy xam ne diggante mois de juillet ak màggal moom dañ fi am temps kon loolu it mu mel ne Senelec dafay service transversal ndax bu fekkee courant coupé ndox mi manqué courant coupé leneen ak leneen lu bari arrêté te ndox doon question bu am solo moo xam ni ñi ci Touba di dox yëg ngeen xam ne waaye rawatina màggal ni ñuy dem buñ demee bu ci màggal ay coupure am li muy def ñun ñëpp dund loolu ñëpp xam na kon loolu it ngeen bàyyi ci xel dafa gën a dalal suñu xel xam nañ ne xam ngeen dëgg suñuy jafe-jafe yéen ngi ci jéem a dox dëgg la nag liggéey la boo xam ne ci ay calcul rek la teg parce que démarche scientifique rek la mën a def maire am na laaj yu am solo lu mu laaj ci ñaata nit ñoo fi am courant ñaata nit ñoo amagul courant ñaata nit amagul courant xam naa mënu leen man ngeen koo bañ a xam waaye ñaata nit fi am courant ak ñaata mètre lumière lañ fi joxe ci Touba loolu moom bu wóor na ma am ngeen doole waaye nag amagu ko moom waaye jot naa lu mu war a am ndax war na am information yu concerné bii la jël ñaare bi saa su ne ñi ngi gis ne yéen ñi def ay effort ngir di góorgóorlu ngir xam ne mën a dox Touba ndax Touba li muy màgg ak événement yi muy abrité loolu lépp doon ay facteurs ndax Touba day màgg mu gaaw dëkk nag bi màgg dafa am lu ci ànd war am nu muy filmé nu muy dox waaye nag biir màgg googu teewul day bari ay xew-xewi diine yu bari yoo xam ne fu ne li nit di jóge di fi ñëw ci ay jamono yoo xam ne da ngay jékki-jékki gis population yi yokk kii mu doy waar yooyu it mu mel ne ñu war di bàyyi xel te it seetlu naa ni wax ay at yi di bàyyi xel waaw ñun daal li ñu ci gën a neex daal mooy xam ne màggal mi ngi ñëw ngeen bàyyi xel ne màggal mi ngi ñëw ngeen teel a jóg jël seen i matuwaay li ñuy fi war a def xam ne bu màggal bi jubee coupé courant duutu doon luy neex ci nit ñi ngeen bàyyi xel loolu moom yëg-yëg ne dañ yëg bu baax ne yëg ngeen
yitte askan wi ngeen yitte si loolu wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm rafet njoroo ci ne nag projet yëpp dana xam nañ it ne seen kilifa gi ambition yu rëy la am ci Touba yaa ngi koy wax toujours yéeneem ak taxawaay loolu ñu ñaan yàlla rek yàlla eggale loolu daal lañ ci amoon ci lu ñuy wax waaye collaboration bi ak commune bi ak préfecture bi daal ñu ñaan mu gën a dox ndax li nga wax nii ci travaux yi fi war a am defe naa li suul suuf si bari na bu Senelec rek mooy soxla suuf si defe naa ñi liggéey ci ndox maa ngi ci téléphone yaa ngi ci assainissement bari na ay acteurs xanaa ñëpp yëgandoo ko yi baax na biir loolu it yëg nga ni yow am na cadre concertation préfet yi donc defe naa loolu canal la bu leer moo xam ne jaare la ko ci bu jafe ci mooy yoon daal. Pape Moussa Thiam di délégué régional bu centre ouest bu Senelec ñëwaat na si nu ñu nar a tëralee liggéey bi léegi. alors li ci mën a jàpp léegi mooy bi maire bi waxee sama xel dafa nekk ci projet bi ñu tudde ko yéen ndax daanaka projet bi soo xoolee bu baax dina am poste yu bëri yoo xamante ni lañu yenn woon na mu gisee projet bi dina leen yenn te poste yooyu bu ñu yenni ko day gën a tax courant bi mën a yegg fa mu war a yegg te yegg fa ak qualité bu baax a baax a baax waaye bu leen fàtte ne lii ñu def tey jii mooy acte 1 bu Senelec jëm ci màggalu 2021 ndax ba ñu génnee ca màggalu 2021 rek lañ tàmbalee ñun di préparer màggalu 2021 lañ ca nemmeeku woon bokkoon na ci ne courant bi naam doyal na waaye amoon na ay gox-goxaan yoo xam ne am na fu mu sooxee am fu mu néewee doole ñu daal di nas projet bii nag bañ ko nasee aussi le directeur général Pape Mademba Bitèye ñëpp xam nañ yéeneem ci Touba daal di valider projet bi ñu war a ñëw nag teg projet boo xamante ne bii day tax courant Touba gën a am doole te courant Touba bu gënee mën a am doole fu ne mën nañ ko faa yóbbu poche yi nga xamante ni bii amaguñu courant ba dina ko mën a yegg. waaw xam nga Senelec bu tëb rek def benn projet te deful ay études d'ailleurs boo xoolee ñii nekk sama ndeyjoor nii sama collègue yi ñu ngi nekk ci benn service boo xam ne nii service bi li ko tax a jóg mooy étude donc yooyu yëpp paramètres yooyu yëpp ñoom xool nañ ko yooyu yëpp jël nañ ko en considération te xam nga comme projet bu mel nii fépp ci Touba la am impact donc ñun fépp la ñu dem d'ailleurs sax réunion bi buñ fi jógee léegi dañuy delluwaat ci terrain bi xoolaat dolli ci études yi ñu defoon nemmeeku yi nga xamante ne bii nemmeekuwaat nañ ko ànd ak autorités yi waaye li ci bees ren mooy bu njëkk ba projet yu mel ni dañ daan ñëw di ko déroulé maire bi bu xëyee di gis ñuy déroulé ay projet du xam ci projet yi daal président commission d'organisation bi du ci xam dara bi yoon nag ñu ne booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt bi le maire accueillir ñu élargir réunion bi au président de la commission d'organisation du Grand Magal te loolu yëpp day gën a rataxal suñu diggante ak autorités yi day gën a rataxal suñu diggante ak population yi nga xam ne nii population yi rek ñoo ñu tax a jóg parce que lii di Senelec di def lépp jeexital bi mooy ci nit ñi ci consommateur yi courant bi doy ku bëgg a jot ci courant bi jot ci ku ci bëgg a liggéey ci ku ci bëgg a taal say kër taal ci sa kër courant bi doy fépp loolu donc mooy tax a jóg te loolu mooy li nga xamante ne nii suñu directeur général Papa Mademba Bitèye di jug di ñu sant loolu ci loolu la ñu nekk tey ci loolu la ñu nekk suba ci loolu la ñu nekk ginnaaw projet bi xam nga sànq dama laa wax ne la béjjën du njëkk sax bopp bu ñu paree ci fédère yi dañuy def nag càllale yi nga xamante ne moo jëm nag ci consommateurs yi ñu koy wooyee réseau basse tension ci réseau basse tension bi dégg nga li la chef service SQR wax nee na bala ñoo dugg ci réseau basse tension bi il faut ñu def étude boo xamee xayma li ñu war a def lan la xool li ñu war a def ci ñan lañ ko war a jëmale nemmeeku gox yi nga xamante ni Touba war nañoo am courant te amuñu courant situation boobu yëpp buñ ko dajale nag doog a mën a dérouler nag benn réseau bu ñuy wooyee réseau basse tension maanaam basse tension mooy réseau bi jëm ci consommateurs yi bu ko defee loolu ñu daal koy def loolu lépp nag ñu bëgg nag incha allahu rabbi mu pare balaa màggal. waaw ndaje bi ñu doon fi def tey dañoo ñëwoon ndaje kilifa yu Touba yi wax leen solos projet bii ñuy sumb te
objectif bi mooy waral yenn réseau bi nga xam ni moom lañ fi am parce que ba ñu jugee ci màggal 2021 dañoo gis ni filière yi nga xam ni soo ko doon méngale mooy doon yoon yi nga xam ni courant bi foofu lay jaar dañoo gis ni duñoo yenu lu bëri te suñ ci deful woon dara màggal 2022 bi nar nañoo am problème ba ñu ci defee saytu def étude jox ko suñu kilifa gi directeur général moom tamit tegu ci baat dañoo jox enveloppe 1,5 milliard ne ñi ñu def leen 1 milliard ci année 2022 def 500 millions ci année 2023 ngeen régler problème mu Touba parce que Touba bëggu moom màggal di am problème di fa am ne nit ñëpp am courant bu doy ba nga xam ne nit su taalee lampe néegam dina leer nañ su taalee climatiseur dina sedd ci 5 secondes waaw léegi câble yi li ci gën a am solo ci projet bi mooy du ligne aérienne donc lépp dañ koy enterré te ñu ngi toll ci 27 kilomètres de réseau la. Màggal Touba bokk ci événement yu ñu gën a soxla courant bi lii ndax mbooloo mu fiy teew waaye saa su ni ñu daal di gis ni day manqué waaye fu ñu toll nii maire bu Touba Abdou Lahad Ka mi ngi dalal xel yi te di xamle ni liggéey bi dina daal di pare balaa màggal bi lee